Ousmane Sonko dal di wéy di ci anam yu bari te wuti waaye gi la yoon la nga xamante ni moo ci gën a yitteel te tamit indi ci ay laaj yu bari nit ñi di ko ci amal te ba léegi ay tontu daanaka du mën a jukki wala sax mooy indi lu leer nan yi ci gëtu ñi nga xamante ni ñoom ñoo dal rek déglu wala ñuy topp loo xamante ni bokk na ci wàllu wi ni mel. moo ni tey jii bu fekkee dañoo am jafe-jafe ngir rek mën a comprendre ci lu ñëwal nit ñi faral di jàpp. ndaxte ci bis bu njëkk ba bu ñu fàttale ko bu baax a baax ñu bare bari ci askan wi wala ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci manifestation yooyu am nañ ci yoon daal di teg di nga xamante ni moo di loxo ginnaaw bu mu leen tegee loxo waaye itam am na ci leneen loo xam ne moo ci daal di bokk mooy lu ñëwaat la nga xamante ni ñi nekk ci internet bi la daal di envoyé ay yenn demandes yi wala yenn requêtes yi wala ci yenn commentaires yi wala sax ci yenn messages yi nga xam ne ñu ngi koy envoyé ñeneen loolu mel ni loo xamante ni da ko indi ci coow lu war a mën a am. ci lu ñëwal li nga xamante ni moo di rek maanaam ci réseaux sociaux yi ñu bare bari bu ñu jàppee ni yenn commentaires yi wala yenn message yi ñu envoyé ñenn ci askan yi wala ci jegeñaale nguuru Sénégal dafa indi ay menaces yu tax rek ñu bare bari am nañ njàqare ak tiitaange am na ñoo xam ne ñu fës lañu waaye ràññeeku ci réewum Sénégal te di liggéey ci wàllum internet wala sax ci yenn bërëb yi ñoom tam ay jafe-jafe moom lañu daal di am loolu yëpp bokk ci li nga xamante ni moo indi ay problème ci ñi nga xam ne ñoo di askanu Sénégal di ay taskatu xibaar bu dee ci taskatu xibaar yooyu li bokk na ci ki nga xamante ni moo di rek waa 7TV di Maimouna Ndour Faye mi jàpp ni ab bataaxal lañ ko daal di yónnee mu di ab message wala ab commentaire lu mu mënti doon ngir rek di koy jéem a maanaam tuutal wala sax na di ko ñaawal ci li nga xamante ni moom moo da lekk tukki ci doxalinam wala sax ci wàllu métier ci bataaxal boobu liñ ci mën a jàpp mooy que ni Maimouna Ndour Faye jigéen bu dangereuse di indi ay jafe-jafe wala ay lënt-lënt ci doxalinu li nga xamante ni moo di dossier Ousmane Sonko tax mel ni menace lay daal di am rek ne nañ ko daal di abattre li ni mel nag daal di fësal ne loolu daal dina yóbbee ay jafe-jafe ci doxalinam waaye ci leneen li nga xam ne moo tukki ci wàllu nekkin ci taskatu xibaar yi josi ci biir dossier te ñu koy daal di ko souffrir ci internet bi. ba ci loolu daal am na leen loo xam ne yokku na ci mu ni Maty Trois Pommes mi nga xamante ni moom tamit mu nga nekk ci diwaanu Europe daal di yëkkati ay kàddu di xam ne ñenn ci ay nit tamit ñoo ngi daal di rek yëkkati ay kàddu ngir di ko tuutal wala ñu koy jéem rek goxatal wala xoxatal jëm ci li nga xamante ni moo di rek wàllu nekkin ak doxalin yi nga xam ne daal dina am. bu fekkente ni tey ñeneen ñoo xam ne ci Sénégal yi daal dinañu nemmeeku ci li ni mel ne ay jafe-jafe leen jur waaye li nga xam ne moo di tiitaange ak jàqare arrestation yi moom mu ngay continuer di wéy. bokk na ci tamit ki nga xamante ni moo di Birame Souleye mi ñu nemmeeku soxlaa ñu daal di koo jàpp ci loolu jàpp ne ay message yoo xam ne ci échange la nekkoon jëm ci wàllu menace ci jëmm ji nga xam ne moo di Mamou Saleh bokkee ci gouvernement bu Sénégal. lu mu ci mën a doon daal ñu ci bëree bëri jàpp nañ ni faaw l'état wala sax ñi nga xam ne ñoo di police di continuer di gën a wéyal lu ñëwal seen doxalin. waaye tamit leneen loo xam ne ñu ngi koy dal di xaarandi mu di peine bi nga xam ne ñu ngi koy wax ci lu tukkee ci wàllum maanaam internet yi ak commentaires yi ak messages yi jàpp ne délit boo xam ne nii war nañ ko mën rek maanaam suspendre wala sax nañu koy dal rek maanaam daal di teg ci ay daan yu toll ci 2 ba juróomi atu kaso. code pénal bu Sénégal daal di prévoir ay sanctions tukkali ko ci wàllu yu ni mel ci ay menaces de mort wala partie relative jëm ci wàllum crime. ak participation ci li nga xamante ni moo di rek maanaam ci ay paragraphe ak ay bind wala ci ay kooxatal ñi nga xam ne ñoo di ñenn ci askan wi. tey jii bu ñu sukkandiku ci suñu naataango yu l'Observateur ak tamit maître Aboubakary Barrow mi dal di yëkkati ay kàddu ci xëtu yéenekaay bi dellu si waat ci li nga xam ne moo di ci biir moomule maanaam ci délit li nga xam ne ñooy bind wala di commenter ci wàllu internet bi. nee na li ni mel mën na tukkee ci ay daan yu tourné ci lu toll ci juróomu atu kaso. maanaam 2 ba juróomu atu kaso waa boole ci amande boo xam ne mën na bokku ci juróomi junne ba li nga xamante ni moo di 200 junne ci suñu koppar. loolee bu fekkente ni ab coupable la boo xam ne dañ ko daal di rek daan article 34 bu code pénal moom moo koy daal di rek yóbbee ci wàllu woowu ba sax nag lu mooy li nga xamante ni moo di wàllu woowu daal di koy mën a yóbbee ci juróom ba fukki at sax ak lu ko ëpp jëm ci li nga xamante ni moo di ci wàllum pen. ñenn ñu bëree bëri itam daal dinañ ci daal di yokku di xam ne l'article 292 bi nga xam ne moo bokk ci wàllu jëm ci wàllum menace di ci wax am na leen loo xam ne yokku na ko ci moo di ne ci wàllum emprisonnement bu dee juróom benn weer 2 at ba li nga xam ne moo di amende 20 000 francs ba 75 000 francs CFA loolu yëpp tukkee ci li nga xam ne moo di article 293 moom tamit daal di ci dolli di xam ne ni mu ngi prévoir li nga xamante ni moo di maanaam puni ci wala ay sanction tukkee ci doxalin yi nga xam ne mu ngi am ci lili di wàllum
commentaire wala ay bataaxal yu ñu mën a yónnee te mën a indil ab jafe-jafe ñi nga xamante ni ñoo koy jëfandikoo ci wàllum internet. luñ ci mënti doon mbirum Ousmane Sonko mu ngay gën di wullee ñaay di indi coow ñenn ñi di ci am ay jafe-jafe ngir mën a ràññeef waaye te mën a comprendre li nga xam ne moo xew rawatina ay commentaire ak bataaxal yi ñuy yónnante lépp tukki ci wàllu wi ni mel.